waaw sëñ Abdourahim am na yàlla yërëm ko te yokk leeram génn àdduna démb ci Mara ci anam yu bette doonoon 8e xalifu Amary Ndack doonoon doomu Momar Talla waaye doonoon aussi sëtu Cheikhu Amadou bi nga xam ni mooy sëriñu Amary Ndack mi àndaloon mëne résistance bu metti te mujj Samba Sadio ci 1875 yàggu fi 14 mois la fi def waaye mel na ni yàgg na fi ndax réalisation ku ñëw Thiénaba tey xam ni investir na ci résidence bi électrifier une dizaine de villages ci li ko wër commencé liggéey di jafe-jafe di insérer xale yi ndànk-ndànk di wutal ñuy bourse di yëngatu yu mel noonu amoon nag projet yu rëy a rëy yoo xam ni dara ñëwul ci moom lépp ci communauté bi la yéene woon mu dellu ci donc vraiment ku amoon ambition ay projet de développement agricole y avait un projet de grand lycée moderne boo xam ni le ministre de l'éducation jëloon na engagement réalisé ko ñoo ngi jàpp ni dina sotti la résidence religieuse président jëloon engagement def ko ci këru diine yëpp ça lui tenait à cœur on pense que aussi loolu dina yegg ak yeneen plein de projets waaye xam nga 14 mois yàggul mais 14 mois yi mel na ni 14 ans ndax yàlla yéene lay fay te amoon na yéene yi yóbbu dëkk bi yóbbu tarixa bi foo xam ni fu sori la waaye yàlla ñëw ak coobareem ñu koy nangu nag te di ko ñaanal. lan moo nekkoon relation ak askanu Thiénaba ak lu ko wër. waaw relation bu ratax junj naa ko léegi Thiénaba dañ ko doon xoolee sët boo xam ni dafa soqeekoo ci seen ñaari kilifa yi gën a mag di Cheikhu Amadou ak Amary Ndack boo jëlee wàllu papaam Momar Talla sët la direct ci Amary Ndack boo jëlee wàllu yaayam sët la direct ci Cheikhu Amadou Thiénaba nag képp ku soqeekoo ci Amary Ndack soqeekoo ci Cheikhu Amadou yàlla sàmm la ba nga ayee wottu diine ji ndax ñun xalif général terme la bu ñu daawul sax utiliser ki ayee wottu diine ji la ñuy wax yàlla sàmm la bàyyi la fi ba nga ayee wottu diine ji commencé seq jéego yu rafet nit ñi en retour liñ lay xoole rek mooy bëtu cofeel jox la worma d'autant plus que bi muy door a toog de déclaration bi mu defoon déclaration d'unité la boo xam ne dafa rassurer nit ñi tamit en retour delloo ko ci njukkal mooy dagg naa mbootu fas yéenee boot ñëpp ku ñëw ma boot la ku ñëwul ma jëli la boot la muy loo xam ni ba léegi xale yi dañ ko retenir muy principe d'unité boo xam ni moom la ñuy nawe kilifa diini ci këru diine yëpp te moom principe boobu la doon dunde moo tax relation bu ratax la amoon moom ak communauté bi moom ak taalibe yi am loolu nag amaguñ ci lu leer nañ parce que mi ngi nelawee Maroc dafa amoon habitude diggante tabaski ak gàmmo di ñaari événement yu xaw a diis diggante bi mu noppalu ci tuuti ñu door a dugg ci gàmmo gi ci cadre boobu la demee woon Maroc di xoolaale yaramam malheureusement foofa la yàlla ñëwee ak dogalam président de la république nag joxe na toutes les instructions ministre de l'intérieur ministre des affaires étrangères ak consul ak ambassadeur yi nekk foofu au Maroc ñu ngi ciy yëngutu xam naa du yàgg waaye nag maîtriser guñu date bi incha allah buñ ko jotee rek dinañ def déclaration informé taalibe yi ak mbokki jullit yi ak réew mi yëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi fu jullit mën a nekk ci àddina ñu ngi lay nuyu di la ziyaara dina nuyu ci kàddu Serigne Assane Seck xalifa général bu maam Ahmadou Ndack Seck man mii Cheikhu Amadou Seck nekkoon porte-parole kër gi porte-parole xalifa ba Abdourahim Seck maa leen di nuyu di leen ziyaare di masawu mboolem jullit yi fu jullit nekk rek ñu ngi lay masawu ci tiis wi nga xamante ni tey dal na ci ummatul islaam di wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ndax lii tamit moo soob sunu boroom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp te yàlla dafa wàcce woon ci moom ab aaya ba bis bi bam xewee ci njabootug lislaam
ni wa ma muhammadun illa rasulun xad xalat min qablihi rusul afa imaata aw qutlan qalabtum ala anqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a. tool bii di tool bu lislaam macha allahu maam Ahmadou Ndack Seck àndoon nag suñu sëriñ ba maam Cheikhou Amadou Ba 1871 ba 1875 ngir samp baatub laa ilaha illallah, ngir kaweer baatub laa ilaha illallah, ngir samp dëgg macha allahu. Mission boobu ci la Baye Abdou mii nekkoon. Baye Abdou Rahim nag nekkoon xalifa général bu Thiénaba nga xamante ni lim fi toog yàggul waaye mel na ni yàgg na lool ndax lim fi réalisé ci ay discours am ci ay réalisation mais macha allah taxawaayam ci njaboot gi. moom nag dafa nekk koo xamante ni dafa nekkoon nit ku am yërmande lool, nekkoon nit koo xamante ni dafa bëggoon liggéey. te boo demee fële ci cooti ba mu ko sancee léegi nga xam maamam moo fa nekkoon mu dem dekkali ko boobaa léegi mën na 20 ans diggante Baye Abdou génnul Thiénaba ak diggante cooti ak Thiénaba gi ngir rek jàngal nit ñi liggéey, ngir jàngal taalibe yi gore. waaye macha allah nekkoon koo xam modèle la woon fii ci Thiénaba li muy yaatu amul benn taalibe bu mu mën a taxaw wax ni Baye Abdou la njëkk mi nekk xalifa ñëwul toog sama saal bi waxtaan ak man reeroo ma dalal sama xel. bi ko yàlla indee ci xilaafa gi macha allah mu roof bu goppam fa ko nawleem ba sëriñam ba roppee muy Baye Cheikh Ahmad Tidiane Seck ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla dolli yërmande foofu la roofoon bu goppam. palaam li doon yéeneem nag mooy njaboot gi diine ji. macha allah daan wax ni ñett yi nii bëgg naa cee liggéeyal Thiénaba liggéey bu fes mooy diine ji macha allah waaye nag ñu defaraat jikko yi waaye macha allah gën a yëkkatiwaat xam-xam. lii moo doon mission déclaration bi nga xam moom la njëkkoon a def te loolu la dundee ba tey mu intaxal ilaa jiwaari rabbihi mooy nañ baal naa ñëpp fas yéene naa boot ñëpp fub taaliba nekk ni ngeen ko boot andil ma ko. bu fekkente ni boot ga day jafe woo leen ma demal sama bopp andi ko ci xadara bi. tund wii lislaam bi ñëpp amoon ci moom yaakaar mu nekkoon nit koo xamante ni waxtaanam moom mooy njaboot gi macha allah wérul woon waaye su bàyyi ma saana toog fii nii ay gan ñëw ñu ne ko waaye sëriñ bi docteur yi tere nañ la toogaay mun la nit bu la indilee jëmmam loo ko fay lu dul sa jëmm rek des na. maanaam ku malgré wéruloon waaye musta feeñ ci kàddoom musta feeñ ci taalibe yi nga xamante ni ñu ngi doon ziyaara si macha allah taxawaayam rafet na lool. kon ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana. di wax ni rek incha allahu yàlla mi nga xamante ni moom moo ko fi indi woon moo fi indiwaat Serigne Assane Seck te ñi ngi koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala yal na ko yàlla kartanal ba mu liggéey lu kawe li ay baayam ay maamam liggéeyoon ci diina ji yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. ñu ngi koy jaal nag umma islam bi yëpp di ko jaal xulafaa yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Sénégal di ko jaal sëñ Muntaxa Mbàkke ca Touba nekkoon ku bëggoon sëriñ bi daan wax ni jotaay Baye Abdou Rahim daaw ma ci doyal ndax dafa xam-xame sëñ Muntaxa Mbàkke daana ko wax. waaye ñi ngi koy jaal ba tamit Cheikh Mahi Niass ca Madina waaye sëñ Cheikh Tidiane si ca Léona ñu ngi koy jaal bu baax sëñ Mouniri Njigéen ca Thiès. waaye di ko jaal xalifa général madame de Tidiane bu Tiwaawoon sëñ Babacar Si ba mu fi yónnee ak léegi rek yàggul ni neel sëriñ Thiénaba na waxtaan ak njaboot gi joxe ay ñaan yaakaar nan kàddoom ci diine ji yaakaar nan ay ñaanam ba àjjuma ji rek macha allah ci ndigalal xalifa bi sëriñ bi joxe na ay ñaan yu am solo yoo xamante ni mi ngi ñaan képp koo xam ab julli rek nga def ko te mooy doona waxoon nañ jàng astaghfirullah 129 bismillahi rahmaani rahim 129 li ilaafi xuraysin 129 ku boo ko paree loo man rek lu la yàlla man loo nga saraxe ko. waaye tamit ñi ngi koy jaal sëñ Abdoulaye Thiaw mi nga xamante ni moom la fi nekkandoo loon te moom tamit yàlla dogal ñu génnanoo àddina
waaye xalifa bi nga xam moo ko fi remplacé ñu ngi leen koy jàll di ko jàll fu jullit nekk fu njiital lislaam nekk ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana. lii daal ci gàttal lu mën a jukkani la bu soobee yàlla danañ àndaat ak yéen ci yeneen i plateau ci yeneen émission ngir wax ci dunduk sëriñ bi ndax ak dundam lépp daal ay duruus la leçon la ma am njàngale la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaye ku ko fi mbuutu sëriñ Assane Seck moom mook sëriñ bi ñoo bokk benn waajur bu ma la wanoon léegi ci album bi ay photo bu mësaana ñëw ci suufam lay toog musta umbanteeg moom ci dara ñoo jàngandoo ñoo macha allahu mosuñoo teqalikoo nekk nit ku xam ne ku bëgg yàlla la nit ku bëgg maamam waaye nit ku bëgg lislaam waaye nit ku gudd tànk te tànkam yépp mooy seeti nit yàlla yi di waxtaan ak ñoom ci wàllu lislaam ak di jokkalante ñoom ci wàllu teraangay diine ji moom mooy ki nga xamante ni incha allah moo ko fi nar a wuutu ñi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla woyofal yan bi ci kawam comme ni nga ko woyofale woon ci kilifaam yi fi jiitu woon sëñ Assane Seck mooy incha allah ki fi wuutu sëriñ bi mu nekk jàmbaar nekk ku bëgg Cheikh Thiénaba nekk ku bëgg xadara bi nekk ku nangoo liggéey waaye nekk ku bëgg lislaam bi moom xam naa ni mook sëriñ bi seeni at du war a sore waaw 1939 sëñ bi mi ngi juddoo 1930 moom mu judd 1939 kon ci âge nawlante nañ ci waaw juróom-ñett fukki at ak ñaar macha allahu kooku mooy Serigne Assane Seck moom yàlla dafa def moo nekkaloon sëñ bi ca Thiénaba Gossas ndax seen waajur macha allahu foofa dafa demoon ci buur siin mu may ko fa àll bu yaatoo yaatu li taxoon rek mu ñaan ko ngir njaboot gi ak nàmpatal njaboot gi ci liggéey waaye macha allahu ngir nan fonk seen diine ba jamono fii mu toll nii yéen xam ngeen ko macha allahu jot na sëkk ñu waxtaanaat ak njaboot gi ñu gën a góorgóorlu gën a liggéey gën a gore macha allahu rawatina doomi soxna yi moom moo nekkoon Thiénaba Gossas foofee di liggéey macha allah nekk koo xam am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax a baax. alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim mbokki Thiénaba mbokki réew mi mbokki àdduna bi ñu ngi leen di nuyoo fii ci kër Serigne Thiénaba di leen ziyaara fas yéene yëkkanti ay kàddu témoignage ci xalif bi fi jógee di suñu waajur di suñu xarit Serigne Abdourahim Seck ki fas yéene def ak yéen loolu nag mooy Serigne Baye Diop Seck doomu Serigne Talla Xaar Seck fii ci Thiénaba. Abdourahim mi fi jógee yàlla dogal na ni def na fi at ak weer ak fukki fan ak juróom macha allah at moomu ak weer ak fukki fan ak juróom buñ mënoon ni wecc na lu siècle dañ koy wax ndax diir mu fi nekk ci at moomu ak weer ak fukki fan ak juróom li nga xamante ni mooy sees bi mu tooge woon li sees bi di firi rek kim ci toogaloon mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci ay ndonoom donne ko ci maamam Ahmadou Ndaak Seck radiyallahu taala anhu te li ciy firnde ji mooy maamam diine ji da koo jaraloon njabootam ak deretam ak bakkatam ak alalam ak yépp ba taxoon mu gàddaay dëkk bu ñuy wax Thiénaba Kajoor 1871 ba 1875 ànd ak Seydina Cheikhu Amadou ngir baatu kalimatu laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taxaw moom moomu di Baye Abdourahim tey maam Amari Ndaak jur waay juram di maam góor gu mag di premier xalifaam keneen ki di waajuram bu jigéen di maam Xadi Ba ki maamam Amari Ndaak fekki woon Wuramaadu yi ca Soyma ñu xeex ak ñi nga xamante ni noonu islam lañu woon 1871 ba 1875 maam Xadi Ba moomu maam Alpha ko jur maam Alpha maam Seexu Amadou mi nga xamante ni moo àndoon ak maam Amari Ndaak kon Baye Abdourahim sunnuuree ni la boo ko làmbee ci waajuram bu góor di góor gu mag mooy taawu Amari Ndaak waaye waajuram bu jigéen di maam Xadi Ba itam maam Alpha ko jur maam Alpha maam Seexu mi àndoon ak maam Amari Ndaak bu kon siège bi mu toogoon fu mu waroon a toog la waaye bi mu fi toogee li mu fi waroon a toogee rek la fi toogee mooy jëmmal islaam islaam nag baat bi li muy firi mooy jàmm jooju nag fésal na ko ci mboolem xalifa bu mu toogandooloon ci diiru at woomu ak weer ak fukki fan ak juróom
waaye fi mu ko njëkk a fësale bay ci sa wewu tànk mooy njaboot giñ ko bàyyee muy njabootu Amary Ndack ku ciy rak di doom di sët di taalibe di mu xaddam uufoon na la uufin wu rafet lépp loo xam ne lu waroon a yëngu la ndax saytaane du rucci ngembam benn yoon waaye Baye Abdou mayul woon benn yoon saytaane ci diiru xilaafaam lu toll ni deewuwe mu fesal ko ci biir njaboot gi waaw kon témoignage bi ñuy njëkk a témoigné ci moom mooy nitu jàmm la woon jàmm joojoot njaboot gi nga xamante ni ñooy ay rakkam di doom di jarbaate ki sët ak mu xaddam ñoom it wuyu woon nañ ko ci loolu ba looloo tax Thiénaba kenn déggu fi leen lu dul jàmm njabootam ci njabootu boppam itam jàppale ko ci ndax ku ne xam na ni kilifa am na loolu su ko bëggee doomam wala lu ñuy wax porte-parole wala leneen jàppalewu ko ca mënu caa réussir total waaye bu réussir jàmm ji ci famille bi ci bokk gi ci tarixa bi ci diine ji ci am du jàmm yi ak moroomu xilaafa mi ak ci état ak lépp mooy njaboot gi dañ ko cee jàppale kon témoignage yooyu la ñuy def ci moom di ko ñaanal yàlla mu defal ko yërmande ak njëggal lépp loo xam ne njaboot gi soxla woon nañ ko ci mbiri àdduna ku leen tàllaloon loxo la tëjuwu leen du guddi du bëccëg luñ mën a musa ittewoo rek taxaw na ca tem ba kenn ku nekk la nga bëggoon nga am ko ci kon kilifa la woon gu yaatu goo xam ne tàllaloon na kilifa diine yi loxo te ñëpp seede nañ ko tàllaloon état loxo tàllaloon population Sénégal yëpp amul woon xejj amul woon seen amul woon jullit ak kudul jullit waaw ba tey ji suñ borom moom ko kon dañ koy ñaanal yàlla mu defal ko yërmande ak njëggal di leen jaajëfal yéen itam télévision bi depuis mu xewee biig ñëpp gis nañ ni yéen a ko njëkk a publier ba nëga ni ku xool télé bi gis image am ci télévision bi yéen a ngi ciy def ay reportage muy ci français bi muy ci wolof bi kon loolu itam kër gi yëg na ko diine ji yëg na ko tarixa bi yëg nañ ko ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm di leen ci ñaanal yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Effectivement, c'est une grande perte pour la Oumma islamique parce que c'est un gardien des lieux qui vient de nous quitter. Ici à Thiénaba, c'est maintenant que nous faisons comme tout le monde et parlons de Khalife général, mais le titre que de tout le temps nous donnons au doyen de la famille, c'est le gardien de la tariqa, qui aye wotu. Donc la mission du Khalife à Thiénaba, c'est de préserver l'héritage spirituel qu'il a reçu de son grand-père Amary Ndack, de son père Momar Talla et des 5 autres khalifes auxquels il a succédé. Effectivement, c'est un gardien de la tradition orthodoxe musulmane pour laquelle Thiénaba est très connu, qui vient de s'éclipser. Certes, il n'a pas duré à la tête de la communauté, 1 an et 2 mois juste, mais il a accompli sa mission. Il a lancé et achevé de grands chantiers comme la rénovation de cette résidence dans laquelle nous nous trouvons, l'électrification d'une dizaine de villages autour de Thiénaba et plein d'autres chantiers qu'il avait ambition de terminer, mais Dieu est arrivé avec sa volonté et nous nous inclinons. C'était quoi, comment dirais-je, sa relation avec la population de Thiénaba et autres? Oui, une relation très amicale parce que en fait lui, sa particularité, c'est qu'il est à la fois descendant de Amary Ndack et descendant de Cheikhou Amadou. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Thiénaba, Cheikhou Amadou est le marabout de Amary Ndack. Ensemble, ils ont mené une résistance pendant 5 ans et à la disparition de Cheikhou Amadou, c'est Amary Ndack qui a pris l'héritage en charge et est venu fonder Thiénaba en 1882. De par son père, Momar Talla Seck, Serigne Abdourahim Seck est le petit-fils d'Amary Ndack. De par sa mère, Sokhna Khadiba, c'est le petit-fils de Cheikhou Amadou. Donc en fait, c'est un syncrétisme. Il a syncrétisé les 2 plus grandes figures de la communauté religieuse. Et c'est pourquoi en fait les gens le regardaient avec un œil bienveillant. Et lui aussi en retour se distinguait par une grande générosité. Pendant ces 14 mois au cours desquels il a dirigé la confrérie, il n'a rien investi pour lui ou pour sa famille. Tout a été fait en direction de la communauté. Et évidemment, la communauté lui rendait très bien cette générosité, cet altruisme. Oui. Vous avez retenu la date de son nomination? Non, parce qu'il est décédé au Maroc. Il avait pour habitude
de se reposer, de voir un peu sa santé entre la Tabaski et le Mawlud. Donc c'est au nom de cette habitude qu'il était retourné au Maroc. Il est décédé au Maroc. Donc, les autorités, à commencer par le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, sont en train de s'activer pour que le corps vienne le plus tôt possible. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore de date précise. Mais ça ne saurait tarder, Inch'Allah.